ngeen jëf sunu mbokk internet yi mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo abonné K25 muy Xombol ak li ko wër tey nag dañu ñëw fii ci quartier Hann fas yéene ne nag dalal artiste bu mag artiste boo xam ne kenn du ko présenté ci Sénégal rawatina Xombol gi nga xam ne fii la fekk baax muy Adama Ndiaye Fall Jams nekk artiste boo xam ne prolifique la maanaam fu bari lay laal dina def acoustique day def reggae parfois day dugg ci mbalax muy artiste boo xam ne macha allah yàlla may na ko ci wàllu musique moom la K25 seet si tey fii ci Hann ci àllarba gi yemoo ñeenti fan ci weeru mars ñu fas yéene sekk ak moom waxtaan ci diiru benn waxtu xam naa nag bari ñuy sori ci waxtaan wi rek dama koy bàyyi mu présenté wu bu ko defee ñi nga xam ni ñoom ñi ngi suivre scène bi ñu gën ko miin Adama Ndiaye bisimilah mën nga daal di dugg nag ci li nga xam ni moo di sa présentation wax ñu sa parcours lan moo la influencé ak sa en tout cas casquette musicale lan la après nag ñu door a sóobu ci waxtaan bi loolu da nga koy tënk ci présentation bi très rapidement. oui maa ngi leen di nuyu yow ak Fallou yëpp vraiment parce que di sant yàlla tamit di sant yonent bi di sant sëñ Touba di ñaan tamit ñi dem Porokhane yàlla yóbbu leen ci jàmm ba duñ fa jëlee dara parce que sëñ Touba amul lu dul jàmm. vraiment di nuyu Xombol gépp tamit vraiment émission bi yàgg nañ ko programmé mais tey la ko yàlla dogal te ab jaam mënul lu dul nangu li yàlla dogal ngeen jug pour lancer ma ci seen yéeg-yéeg ak seen yéene yàlla na leen yàlla fay mais maa ngi nuyu Xombol gépp di nuyu Sénégal gépp di ñaan balaa boobu tamit yàlla def mu tegginu ba dem ci ñi ko fi indi topp leen tamit te bañ ñoo topp daal du dëgg vraiment ma nekk tamit kër goo xam ne nu aan sama papa la sama kilifa la parce que bi may xale ba tey dama dund ak moom joué loo na ma scénario yu bëri tey ñooñu sëy nan ay ku mel ne ay basin ay ndatay ñooñu ñëpp vraiment mu joué ak moom culture ci kër gii ma ne mu nekkoon kër yaayam aji mbóoj moom la tuddee xale bi toog nii vraiment sant naa yàlla tamit waaw lii xale yi toog tamit kontaan naa trop vraiment mënuma leen fay vraiment mais temps amul mais ñoo ngi sant yàlla ak yeneen bi daal. jërëjëf Adama Ndiaye xam naa nag comme li nga wax rek temps bi bariwul te itam xoj nañu moo tax nañ gàttal rek Fallou bala ñuy commencé émission bi nag ñuy ñëw ci loo xam ni vraiment tiis la bu wàcc tey ci Sénégal rawatina fii ci Xombol muy génn àdduna Serigne Abdourahmane Fall Tilala nekkoon nag kenn ku ñu ràññee ci yoonu Murit rawatina communauté xaadir boobu ñuy profité di ko jaale kilifa diine yi nekk Sénégal yëpp. di ko jaale également communauté xaadir bi nekk fii ci diwaanu Xombol di jaale également suñu papa di Boubou Faye dëkk foofu ci Njaayeen bi moom itam bokk ci accident bi ak soxna Abdourahmane Fall Tilala ñi ngi ñaan yàlla xaari leen ca aljana Adama Ndiaye tey ñu ñëw fii ci Hann fas yéene c'est que yow waxtaan na ngay nekk artiste boo xam ne yaa ngi doon yëngu ci musique doon ci def lu nice mais temps yi dafa mel ni dafa tekkaaral ñuy laaj rek tekkaaral boobu lan la Adama Ndiaye album yi génnut Adama Ndiaye inspiration bi doyutut lan moo waral loolu. waaw mais xam nga art dafa garaaw trop parce que chaque jour da ngay am ay moyens pour ñu la dimbali mais yenn nit ñi lay bëgg a dimbali toujours dañuy bëgg nga leen di tudd di leen woy loolu sambay mbayaan la d'accord mënta ñàkk si woy mën nga woy di woy sa baay ak yooyu mais culture c'est général parce que yàlla moo njëkk a nekk artiste comme créé na bakkan baat gémmeñ nopp loxo. parce que yàlla moo nu créé ci noonu ruu rek la nit xamul fu mu ne mais pour ñu pousser la il faut nga dem son bu ma génnee dafay nekk reetaan loo mooy ça fait partie de culture gëm naa ko maa ngi koy dund mais da ngay dem ba benn instant fi nga dëkk bu amul benn événement mënoo di tëb di dem ci yenn programme di yeblu sa bopp wala ngay def lu ko noonu jaru ko parce que lu ma teg rek xam naa lu tax ma teg ko parce que dama koy teg pour ñu koy dund ci saa su nekk bu nekk te loolu mooy culture yow ngay sama doomu ndey ma fekk la université vraiment dund ak yow lu rafet journée d'intégration ñu jóge lycée Koumba Diagué di dem université ñu la fay fekk sa pavillon ngay dund kii nekk sama rakk tamit yor caméra bi ma yor ko séq ak moom lu rafet lu am coloré mu am yéene ak lii mais art bi garaaw na parce que sens bi ma ci mën a am rek mooy sens bi ma yàlla booleel te du sens boo xam ne dañuy ubbi douche pour sangu sens la boo xam ne saa yoo ne diw moytul lii parce que da fekk mu yee ko mu mën koo moytu balaa faju di ñëw waaw te defe naa fagaroo gën faju donc fagaroo gën faju mais sa biir
plan artistique tey jii dañuy gis ni yow da ngay inspiré wu maanaam da ngay jekki-jekki rek tey buñ la indee ci journée d'intégration bi wala benn prestation bu mag manifestation bu mag am xombol da ngay wane sa bopp mais ci ni ngay wane loolu sa bopp affaire yi duñ ko dégg ndax tey jii dafa mel ni Adama Ndiaye James dafa ne artiste boo xam ni bu inspiré rek du noté wala muy garder loo xam ni tey dinañ ko mën a suivre ci trace te bi koy firndeel mooy da nga am benn morceau boo xam ne souvent moom ngay wan waa Xombol ceebu ñebe national waaye fii ceebu jën te ñun ceebu jën lañu xam lan moo waral ceebu ñebe national pourtant sànq wax nga ko ci sa biir kàddu ni souvent booy presté gars yi dañuy ree jàpp ni affaire yi ci muur la fekk yaa ngi ciy jàngale mais yaa ngi génne li nga xam ne mooy valeur artistique ceebu ñebe national lan la. voilà parce que dafa amoon benn docteur bu baax bu fi nekkoon ñu koy wax Fiatou Koni mu am benn temps yaboy bi bari fi trop indi city ak waga jooju fi amoon ay temps sonal nu trop mu ne ma jën bi suñ ko jëlee lakk ko day nekk comme fumée mieux vaut buñ ko lakkee ba mu ñor ñu wis ko xorom suñ ko xollee weer ko moo gën xam nga loolu su àndee ak bagage yooyu yëpp muy doon day gën ceebu jën bi nga xam ne yaboy bi si boppam rosi bi dala du la faj dalay jox waga moo tëmbal bi ci mbaxal yi tooy dalay jox city kon mieux vaut ñu lakk ko def ko ceebu ñebe day gën donc foofu laa inspiré léegi comme ma daw maladie boobu mu jóge ci ñun moo ne ceebu ñebe lekk ko taxul nga pëebu. kon maanaam son ceebu ñebe bi daal sensibilisation. ok waaw foofu laa la yenn jàngoro yi nga xam ni jàngoro yi wolof la ci suñu yaram. mais tey ceebu ñebe boobu ndax mën nga ci ñëwaat tey riimal ñu ko rek même pas 30 secondes. non loolu du dara ko waa Xombol waaw mais loolu du dara parce que damay wax ne comme jën bi nga xam ne dalaa nar a jox jàngoro dooy fajoo wala mu sonal la te wéroo ñu jël keccax bi day gën du dëgg loolu mooy tax ma naan ceebu ñebe national c'est international waaw te lekk li ci gën mooy muy rees moo tax ma naan supame bari mbub naa jon ne nañ ma jaxatu ne jël ma kaani na tag ma cey ceebu ñebe am na bu weex am na bu xonq waaye li ci gën nay rees cey supame bari mbub ku sis bokkoo parce que dafa bari mbubu moo tax ku sis doo ci bokk lëg gi dina ci lekk bëy wi lekk ci mbum am ci nga door a lekk moo tax te taw bi yàlla jële ci kaw it taw ko ci la taw ci kaani te kaani wexewut ne supame jaxatu kenn bëgg ko moo tax ma naan jaxatu ku koy lekk say mbir du jax cay basante soo amee ganit lu mu yàgg ci siège bi te war a julli di nga ko lalal basan Fallou am nañ artiste bu doy waar artiste bu inspiré macha allah te li nga xam ne ñooy autorité Xombol yi ak képp kuy def lu baax ci Xombol war koo jàppale parce que nag artiste bu am talent la en plus artiste bu mën a am carrière la mais Adama dafa mel ni ba tey dañu seetlu ni da nga xaw a ragal pour mën a gën a wane sa bopp parce que yenn plateau télé yi ñu ngi cee engagé wu pourtant li ngay def nii aar la tey ku ko déglu xam ni effectivement ceebu ñebe bi Adama Ndiaye di woy am na lu mu def ci ñun parce que tey ni nga koy leerale nii leerale ko ci kanamu K25 àdduna bépp di ko gis tey jii am na ay vertu yoo xam ni ceebu ñebe am na ko te tey grâce à vous nga mën ko véhiculer mais lan moo waral tey ji tekkaaral bi Adama Ndiaye mënut a gën a mën a révéler boppam dem ci yenn plateau télévision yi wala pourquoi pas am benn partenaire am def benn point de presse am au niveau de Thiès jël benn organe gën a lancé boppam dafa mel ni daal Adama Ndiaye li muy def nii da koy def mais en réalité ñi may wuccee soobu lan moo waral tekkaaral boobu. non comme ndax mën nga ko leeral waa Xombol. non mën naa ko leeral waa Sénégal ak waa Xombol yëpp parce que genre yu mel ne yéen a ma poussé pour dimbali ma pour la première fois may am interview bon ngeen jël ma sonn ci man pour di def du dëgg ñeneen ñi xaw ma leen dégguma leen yéen ngeen nekk ay doomi Xombol di dekkal culture te l'art ne ment pas c'est pourquoi Gorée existe yéen ngeen di jaayante pour lancer ma ci te bu ma sañoon comme fii laa doore fii leen may gisee di ma gis K25 ci Sénégal gépp ñëpp xam ne yéen a may dimbali di ma pousser waale mais je ne suis pas nul parce que man gëwuma benn artiste sama xam nga lu ma gëm sama philosophie ak sama culture pour ma mën ko envoyer pour nit ñi gëm ko parce que ci loolu laay dund du dëgg parce que yenn saa yi sama fekk benn spectacle Xombol ma joué benn son Wally Seck parce que Wally soo gisee ma bëgg ko xolam dafa rafet du dëgg maa ngi koy jaale en pensant senti laa la faar ñàkk na bon ku seet ci moom mais nag fii nag ku fi nekkul liir ba am extrait de naissance rek doo fi amaat certificat de décès amul ku fi juddu doo dee mais ku fi judd di nga am sa dëj kon fête gi dëj la parce que yàlla nee na fii du kër guy jag du dara mais kontaan naa trop ci question yi parce que ñu mel ne yéen ñoo ma mën a dimbali pour àdduna yëpp gis ma mais je ne suis pas nul c'est pas li muy solo wala ni muy waxee waaw mais ci boo santul yàlla xaw ma koy sant
parce que loo soxor borom bi armée di nga sant yàlla parce que ña fa ne tëralul ñu fi seen bopp chaque jour dama koy wax ma naan jëfi ku nekk jëfam yàlla ko mun ne la wut te di joom do jaawal xanaa doomu aadama njaay yàgg bëri pexe waaye am na fu muy yami su duggee ci bàmmeel say pexe jeex na soo baree pexe ba defar garabu xaalis sa kër di ru ci 10 000 su yàlla dugalee max yi ñu rey reen bi xaalis bi day wow dootoo partagé merci waay. jàngale bi leer na am na solo mais ba tey dañuy am taxaw seetlu jëm nag ci autorité yi parce que Khombole itam yàlla dogal na ni macha allah ay nit yu baax a ngi fi. am na ñoo xam ne dañuy def social di dimbali artistes yi yooyu ndax Adama Ndiaye ci biir carrière musicale am fàttaliwul benn yoon bu mas a toog ak benn autorité waxtaan ak moom ci benn projet culturel maanaam tekkilaat culture bi ci Khombole lu mel ni genre festival. wala lu mel ni genre prestation culturelle bu rëy ndax Adama Ndiaye amul benn bis boo xam ne mas na toog ak ñenn ci autorité Khombole moo xam maire la moo xam benn doomu Khombole waxtaan ak moom ci cadre bi. oui mais am na koo xam ne avant muy nekk maire parce que man sama anniversaire yi ma doon def mi ngi dépendre woon ci mbuub bi fii indi Wally Seck ak Lamine Gueye parce que tamit yàlla dafa bëgg a dëgg du dëgg ak ñoom Baykal ñoom Max Ndiaye ñoom ñoo doon jàpp ay Pablay Thiam vraiment ma organiser fii. ak ñoom Ahmed Thiam maa ngi koy nuyu de passage du dëkk ay ñoom Ones Boy Baragna Demba Ngoy Sibi mais ñooñu boobu nekkuñu maire mais instant bi ak Khombole loo wax day mel ne politique mais culture du politique parce que nit ki nga séqal lu baax daa tëdd ak moom ci pajaas bu bàyyi mbay bi tey di ñaw mais vraiment nga dem ba am mat la réflexe war ngaa indiwaat pajaas bi parce que loolu mooy coloré ñu nekk ñu baax Lamine Gueye lu nekk def na ko ci ma gisuma ko yeewoo Khombole fii ku ko gën c'est très important nit ku baax la te joxe gi daf ko judduwaale démb du tey mais mu nekk nit ku baax parce que yaa ma laaj moo tax ma lay wax te loolu la yàlla bëgg comme l'histoire retiendra ma wax la jaar nañ ci passage bu ne il m'a aidé beaucoup des choses ci leneen dama doon def 3 avril damay invité Diadjika damay invité fit gi ñoom Aada Kassé yi ñoom ñëpp pour Khombole dekkiwaat nekk ci leneen parce que Diadji mi ngi koy wax ci benn soow mu ne boo amee nekk waayu ñëpp mais lu tax boo ñàkkee nekk noonu ñëpp te kenn judduwaale ñàkk kenn yóbbuwaale wut tamit am sooy ñëw doo indi dàll booy dem doo ko yóbbu te benn bruit rek ngay gis du am fenn boo jaaree ci armée kenn du wax kon yàlla rek a fa ne voilà mais Lamine Gueye il m'a beaucoup aidé moo tax moom ak Moustapha Mboup ñu ne ma bu Wally Seck day ñëw soxla ñu benn artiste bu dul Adama Ndiaye Fall Diam su may def première part foofu dinañ fi ci kanam mais 3 avril bi lan moo tax dafa toog ndax 3 avril bi boo ko daan def aussi doon woo ko mel ni Diadjika mu ne règlement boo xam ni également mi ngi def lu nice ci adduna bi te doomu Khombole la fierté Khombole la wax nga fi sànq yenn rappeurs yi xëy na damay fàtte tuuti am nga ñoo cité après Diadji ngir doon ànd doon def le 3 avril mu doon def acte bu nice ndax ren prévoir nga def loolu spectacle boobu ak noo koy doxee waaw et puis tout tànk yi sax ñoo gën a tax ma di ko def parce que Pape Diagne artiste mu nekk ku baax maa ngi koy nuyu de passage di ko ñaan aar bi mu nekk yàlla dimbali ko ak ñoom galas yi képp koy yëngu ci aar rek parce que du ma dem kenn du dem amul fenn te garab defe naa ci kaw lay fekkante du dëgg léegi damay ñaan ñoom ñëpp ñu réussir Pape Diagne dafa jekki ma toog 2 ans defuma ko maa ngi samay occupation parce que bu sëñ Saliou wootee damay bàyyi lépp moo ma gënal lépp du dëgg léegi mu def ko defati ko léegi année bii daf ko yóbbu Dakar léegi fan si wax dama koy def gratuit inviter tous les artistes ñu wax pour Khombole comment faire pour mu développer avec culture parce que sans culture dara du dem parce que yaa xànju bi ngay dégg ñoom Marème si as bu ginnaaw rek ñoo ko joué ñoo ko joué Mbar Diak ok RTS jël ko après jamonoy tey joué ko mais histoire ba tey ñoom amuñu ci droit d'auteur parce que biñ koy def danoo amoon envie pour jouer ak grand Ablaye Diop di jàngal Lamine Gueye culture jàngal ko Matar Mboup boobu jàngoo moo leen yoral seen dër mais man culture bi na ci man sans na ma part ñu ànd moo ko def ci man même bu fekkee doon fi ok waaw moom mu joué moom loolu la ko defee non yu bëri également jàngalekat la ci woon ci daara yi formé xale yi formé na fi génération yu bëri mu nekk koo xam ne itam macha allah référence la ci Khombole casquette bi nga ñu wax tey jii xëy na nouvelle la ci ñun nan la defee ci yow culture maanaam da ngeen daan ànd daan presté wala daf la daan orienté nekkoon sa conseil culturel loolu nan la dikkee. non dama mën nga ko leeral askan wi. waay waay dinaa ko leeral askan wi juste Khombole parce que dama nekkoon xale boo xam ne je suis l'enfant très têtu je fais tout tënk kenn mënu ma accepter ci sama famille bon moom mu jël ma mi ngi dëkkoon si néeg bi may ànd ak moom
di jouer ak ñoom Awa Thiam ñoom Ndeye Gueye les filles branchées ñoom ñaata mboj ñu ñëw fii léegi boobu kër gi aji mboj moo fi dëkkoon mais scénario bi yëpp man maa ko daal joué. ah prestation bi ndeb waaw centre bu amee may joué man daal la daa jël may répété ak moom mu jël ma xam ne man mii dinaa mën a saf xorom loolu moo indi Baye Wally ma joué Baye Wally joué ak yeneen tey jii su ne woon tëll fii boo ko laajee peut-être dina la wax du dëgg mais mënatumaa jëlliwaat même bu nekkoon plateau France 24 li ma dund ak nit ki loolu laay wax parce que coon da koy wax mu naan bi ngay xale def nga li la neex mais bi nga màggee réccu nga di sa morom yi jàngi yaa ngi daw di ñaani dërëm sa maam it ba sut bëgg ku la laal parce que maam ak sët ba voilà loolu moo indi culture ma joué ci moom lu bëri mu dugalal ma grand ba ma am fit pour dem di jouer voilà mais damay gëm ne moom lu bëri moo ko def ci man ma sant ko yàlla daal mën nañu waxtaan ni kon lu bëri ci yow ci wàllu artiste mi ngi commencé ci théâtre moo tax ñu naan la artiste prolifique maanaam artiste boo xam ne fu ne lay laal te foo ko fëgg mu daal dafay joxe mu wéy la waaw est-ce que tey jii fi ñu toll tey ci culture locale toll ko tey ci culture Sénégal Khombole amul benn salle de spectacle boo xam ne xëy na mën na indi artistes yi wala mu boole leen tey jii ndax xalaat ngeen ci tey construction centre culturel bi bu teel def ay avancement ndax def ngeen ci ay avance bu ko defee yéen ñi nga xam ne yéen a ne au niveau local ngeen mën di organiser ay prestations samedi est-ce que tey waxtaan nga ceeb ku mel ni Diadika wala yenn rappeurs yi nga xam ne yéen a ngi am relation pour que travaux yi nga xam ne moom la ñu entamé ngir Khombole mën nañu pare ndax ba léegi dañ ci gis si Dakar. waaw mais démarches yi war def ngeen ko au niveau local. mais demul sax parce que xam naa comme ki fi nekk maire muy Pambou bon xaw na wéradi tuuti yàlla moo dogal lool du dëgg xëy na amoon na yéene ak yaakaar bu mu demee ba ci biir tamit bon maladie dikk après dematul du dëgg léegi sëñ Mbacke Anne moo fi nekk du dëgg mais fi ne bala ngaa mën a proposer nga am foo xam ne buñ waxee ne ah fii kat benn artiste la fii ñëw mu nekk salle bu présentable mais nga mën a proposer dem ginnaaw raay xool groupe yi xool ñii xool théâtre kat yi xool nit ñi après culture mën a dekkiwaat ci Sénégal mais ci Khombole juste sax waaw Khombole depuis président Senghor bencende yi fi newoon ci Senghor moo fi ne xay yi fi newoon ci Abdou Diouf moo fi ne mais kon en progression amul de. mais est-ce que gënu tey jii yéen ñi nga xam ne yéen a yëngu ci wàllum artiste wàllum art yéen a xam ñi ne ci musique bi mbalax bi rap bi ngeen def benn say maanaam def benn groupement jéem a dox jéego yooyu ngir culture bi mën a dundaat ci Khombole parce que li nga wax effectivement bu Oscar passé moom doo dégg ay activités yu bari léeg-léeg Pape Diagne ñëw wàcc def fi benn concert wala Fallou Galass Gningue wala Daba Sey ak ñu mel noonu est-ce que gënul tey yéen artistes yi ngeen dajaloo nekk benn collectif jéem a jëmmal lool ci Khombole parce que sans vous aussi culture mënta na Khombole ndax yéen a ciy yëngu tekkaaral bi bari na te gënul jeunesse Khombole bu ñu sañoon chaque week-end ñu am fu ñuy divertir gis benn artiste wala ñu am benn spectacle jàngati Adama Ndiaye jam si lan la ci ponk boobu. non man boobu bu fekkee man la mu fekk ma Khombole bon sama anniversaire laa mën a profité pour dem woo artistes yëpp ma invité leen. mën naa woy sax 30 minutes gënul tey jii yéen ngeen dajaloo nekk benn collectif. ñaan toog ak autorité yi ñu mën leen a defaral benn jumtuwaay boo xam ne du ngeen ci mën di daje. waaw mais loolu moo rafet boo amee anniversaire. di ko def loolu moo rafetoon sax mais centre lan amoon à part centre cinéma la te cinéma ñi ko moom ñoom seen yoon newu ci culture da ngay loué ñu fay nga fay leen nga génn dem même c'était comme Kéba Seck bi mu ñëwee mi ngi joué ci biir cinéma bi yaa ngi gis kaña yi mel ne ñu jëm mariage. mënoo ci dara muy taxaw naan lii am na fi te ay yaayam fii la juddoo ndengaleer gii la Nogoy Ngom juddoo ak Baara Ngom ñaari Nogoy yi ñoo bokk ndey ak baay ak Baara Ngom kon fii lañ jugee ñi sëy fii ñi sëy Dakar parce que mbëggeel moo mel noonu mën nga dem ba Gambie di wër ba tase ku jigéen yàlla defal nga takk ko mu ñëw di Gambien say doom lu ñuy doon mais duñ doon ay Gambien yow sa bopp mooy concerné bi loolu mooy tax ñu naan jigéen moo ëpp njaboot góor moo tax muy wax naan bàyyi ñëpp la mais ndeyu kenn la te mbokk ndey moo koy jur bon metti nanu mënuñu ci dara te Moustapha Mboup moo ko fi indi mais amuñu fu présentable tam loolu daf ci joué soo nee fi di wax culture. foofu yéen a war a mën a def ay démarches. mais xam nga man aw ma xaalis bu ma defee démarche nag. non démarche bi kay laaju xaalis yéen ñeen a dajaloo rek xool benn autorité toog waxtaan ak moom. jox ko benn programme mu fekk si leen ci ñu accompagner leen. xalaat la mën na nekk tamit nag waaw parce que yow moom
j'aime bien sa culture parce que yow boo sañoon xombal fu nu mën di nekk si àdduna ñu dégg leen mais njàng rek dafa yorul par exemple culture ba mooy li ma la wax rek art ne ment pas parce que yenn saa yi di ngay gis si ndab yi ñu teg jaxatu teg supame teg lujum yëpp mais kaani kenn du ko lum kenn du ko def ci say bët li nga mën ci xorom ak suukar nga ko gën a mën ne xorom parce que xorom mënoo cee tubb di ko yëy suukar mën nga koy tubb di yëy jabet ju la ci fekk yaa xama mais xorom yàqu cin te bu fekkoon ne cin yëpp a bokk safin kon dooma yàkkal du ma la yàkkal. léegi xam naa bu ñu jugee ci yenn question ndaw yi dañuy jéem nag desaat tey Khombole ñu gis également ci cadre navétane souvent ci sensibilisation léeg-léeg bu tension amee mu toog ak yenn artistes yi yenn équipe yi wax ak ñoom casquette social boobu dafa nekk ci yow ba tax na émission bi xale yi day wane nañ ko itam Khombole macha allah amoo fekk kenn ay diiraay moom. waaw secret Adama Ndiaye lan la ci askan waaw non lu ma bëgg parce que chaque jour damay wax ne nawetaan parce que nit ki yaayam dafay juddoo Nganjool kii baayam juddoo Aaneen adduna di dox ba mbëggeel boole leen ñu takke ko Nganjool mu sëy si Aaneen kon li mu am Aaneen moom la bàyyi Nganjool bu fekkee cosaan mooy fubal ak jàmbaar suñu histoire ba gendarmerie am ci bu yaay kee ñëwee ak maami kee après lan mooy am voilà kersa mooy am loolu lay ëpp lu may sensibiliser ci nawetaan te comme 45 jours jarul coow coupe bi fi ne 300000 wala 400000 jarul koo laal benn mbokk bi ku am kër ndey am nga kër baay ku bokk ci giño bokk nga ci ween te ween moo gën a sori parce que ween li muy dem day dem dans les nuances mais giño da mën naa yem fii ci benn famille mais ween day dem fu ne parce que da ngay gis benn jigéen mu am ay juróom benni doom seen baay ak seeni baay bokkunu mais ndey moo bokk ak ñoom ci fépp kon loolu moo tax ndey fort léegi kon jarul coow jarul xeex jarul xulo nan an dem stade bu doon stade bu baax sax ñu ne wax mais stade boo xam boo taxawee miir yi mën naa daan ci yow kenn du wax. kii stade bi aussi. non mais moom la am tamit dara baaxu ci xam nga ko sax yow miir yi dara doxu ci tamit dëgg ne. pourtant Wally mi ngi fay ñëw le 8 Wally dina ñëw parce que dañ koo fay day ñëw waaw dañ koo fay day ñëw. amuñu ful ko dugal de. bu day ni Wally bu ñëwee ba ci stade bi ça veut dire que. waaw mais Wally il faut mu ñëw parce que mbubb production acteurs yeeg yooyu il faut mu ñëw mbubb pro il faut Wally ñëw parce que dañ ko fay le 8 mars dafay ñëw pour jouer te Wally bu ñëwee Khombole war na ko parce que Baara Ngom maamam la ci giño bu ñëwee Khombole Nogoy Ngom ak ñaari Nogoy Ngom yi seen maam la ci ween kon ñëw Khombole war na ko. Wally Seck bi ñu jàpp ni wala sax ñu for ci weewu nag première passage bi dañ ciy joué. loolu noonu partenariat bu dox sa diggante la ak label production bu wala démarche yi nan la parce que Khombole itam comprendre dañ koy dégg nii rek rumeur Adama Ndiaye première partie bi day joué dugg wanaat Khombole wanaat DJ Boubs wanaat peut-être entourage Wally Seck importance su ceebu international ak yeneen chansons yi nga xam ni mi ngi koy imiter saa su nekk di ci def ay jàngat démarche boobu yaa ngi ko label production ñun lan moo ko dox parce que ñun comprendre du ñu ko. day ni spectacle bi day noonu un grand artiste comme yow un artiste prolifique artiste boo xam ne foo ko fëgg mu joxe mu ñëw taxaw def prestation tey secret boobu tey ndax mën nañ ko xam. loolu dox la yàgg mbubb wala. non mooy comme li ma la wax rek man la ñoo njëkk a organiser samay anniversaire ay mbubb ay Baykal ay Max Ndiaye bon ak ay Pape Gauche ñoo njëkk a dox anniversaire bi Dakar dama grand da nga baax il faut ñu def benn retrouvaille ma def ko fii maa ko fi njëkk a def vraiment mais mbubb ci boppam ak Jules Ba mbubb moo jël en charge ne Adama Ndiaye parce que démb woo na ma ne ma taalaa ngi nii may àndal di dem ci mbubb si muy jël sa place ma ne ko dimbali leen parce que yaa tax ñu gis Wally Seck xam nga waaw mbubb la ci boppam moo nungu mu ne du jël benn artiste kii taxaw man na ma seede parce que woo na ko mu wax ko kii di filmer nii mu xamal ko ne ko Adama Ndiaye mooy def nangam peut-être nag ak public ko Khombole man mënuma leen a fay parce que su fekkoon ne dama nekk nit koo xam ne dama yaafus wala damay mel nit koo xam ne man su ma duggee ci spectacle damay bëgg a gaaw a joxe micro parce que dinaa gis ñu may tàcc ñoo xam ne duñ ma nuyu buñ ma rombee mais man je m'en fous c'est culture qui m'intéresse comme lu mu def ci man loolu la daal complexé wu ma parce que damay jouer même Mbour ci yenn boîte yi fan yee laa dem Kafountine dem à Bénin mais dama faa gagné lu bëri ah non si maa ngi woon fële en Kafountine def toj naa fa def ay spectacle yoo xam ne kenn xamuma te tubaab yi dañ taxaw ne Ndiaye Fall mii day dindi stress
non mais it bu am na mi ngi am ci audio yi ak fépp gars yi yóbbu ko suus yóbbu ko fenn mais du ma tiitaroo dara du ma sagoo dara nit ki li muy sant yàlla saa yu yeewoo yàlla may ko mu sëlmu te dara manqué wu loxo yi tàlli mu ndekkee ne sant yàlla bu mut lu mu def ci posam ndax nit a ngi yor million di saw ci raakoor. sa prestation ci Wally Seck bi ndax mën nañu xam son bi ban morceau. non déedéet moo may ko Wally non waaw mais ok non mais dinaa ko parce que concert boobu itam du soxal Xombol rek ah. même Thiès ñu ngi koy pare. pratiquement région de Thiès bi yëpp dinañ ñëw ci stade bi. nekk na guddi goo xam ne guddi gu doy waar la. people boobu yëpp tey Adama Ndiaye Diams lan nga leen fas yéene ci prestation pour que nag le lendemain gars yi gën ko mën a bàyyi xel. ok waaw mais parce que comme groupe dafay dajaloo te feebar bi daa dugg te kenn talatul leen feebar bi su ma ñëwee rek wax leen ñu bàyyi nuyoonte bi rek ak wax bi di dañ loo koo xamul ba mu romb parce que bonjour doy nam nuyoo jaratul leneen après dinaa ko fent ci leneen bu Wally tegee sant yàlla bi naa ñëw. ànd ceeg waaw bu Wally tegee sant yàlla bi naa yëg ñaar parce que damay yëg première partie yëg ci sant yàlla bi. ci sa biir yi prestation aussi dafa am benn seetlu bu ñu ciy seetlu saa su nekk di ko jàngat maanaam Adama Ndiaye Diams dafa muy artiste boo xam ne buy presté day yor mic bi di woy mais yaram bi daal du ko fekkee. non day woyof. waaw day njaxlaf ànd ak fecc meeg yooyu. loolu style la wala. non déedéet parce que wala ay fem pour ray stress. non ak ngéwél gi ma tuddee tamit man awma dara ji lu bokk si man lu nekk géwél mais dañ ma tuddee Adama Ndiaye Khady Sène comme turandoo di nga jël juróom-ñaari jikko jëluma intellectuel Adama Ndiaye moo yoroon ñoom ñoom as bi ak buubu lese fële ca Ndar bon xam nga ko professeur université seen journée d'intégration mais li ma jël man mooy culture ci boppam mooy daw sama yaram moo tax tant que maa ngi joué parce que damay dégg lu guitare di wax dama koy xam lu clavier di wax dama koy xam man damay bu ma àndee man rek damay répété parce que mën naa ànd di sant Sëñ Touba man rek je suis libre parce que kontaan ne la ci sama fierté la moo tax lu clavier def damay daane clavier lu guitare solo def ma daane ko lu basse def ma daane ko lu batterie def ak gros keesam ma teg ko ne bu tama yëngatoo ma yóbbu ko cóol ak mbëg-mbëg rek la mën a doon te lépp deru béy. est-ce que waaw deru xar moom la ñuy def takkee ci des na wala ñu continuer. waaw c'est bon. ah ok merci. ñu door benn question arrêté waaw merci. ñu wax nag ci politique bi au niveau local parce que gars yi ay artistes ngeen waxuñu pour wutal la far wala dara mais juste observation boo ci am ndax yéen ay porteurs de voix ngeen da ngeen ne ay nit yoo xam ni yéen a yëngu ci aar bi mais yéen a ngi defar diggante bi ndax léeg-léeg ñu gis la ci conseil départemental président conseil départemental de la jeunesse muy sa nit Matar Ndaw yéen ñii sekk waxtaan ko léeg-léeg ñu gis la ci à l'appel ñoom it say nit lañu léeg-léeg maire léeg-léeg Lamine Gueye ainsi de suite mënuñu cité ñëpp léeg-léeg waa Sonko yi tey jii ci niveau local bi ñu gis ni politique bi moom mooy xaw a tekkaaral wàllu maire yi tekkaaral bi bari na tey jii lan mooy message yu Adama Ndiaye Diams jëm ci leader yooyu gisuñu nag fitna jàmm am na ñëpp ñu ngi ci xam ne daal tekkaaral gi dafa bari dem nañu sax ba am na benn conseil municipal bu ñu doon voté am na ñenn ñu sensibiliser wu ngir jéem a briser li nga xam ne moo di voté bu mel ni xëy na tension amul mais dafa mel ni entente dañ ko desee gis ci gars yi lan mooy message yu Adama Ndiaye Diams jëm ci liggéey yooyu. waaw mais comme Xombol rëy amul benn ressource te ñoom ñoo fi juddandoo jàngandoo primaire ñoo bokk famille mooy li ma la wax rek comme ci nawetaan xëccoo jaru ko ki nit ku nekk tamit fii bu yàlla ne ci nim gi ngay toog ci nim gi ngay toog parce que nim ak xay tamit ñoo dëkk mais li nga mën ci nim mënoo ko ci xay def naa yéey xobi xay moo gën yéey xobi nim léegi comme ñoom ñaar wex lan sant mais wex amatu fii progresser la pour Xombol mën a jëm ci kanam mais koo fréquenté parce que dañuy yaakaar ne dara la Lamine Gueye bu bokkee xalaat ak honnête bokk xalaat ak loo bokk xalaat ak Demba Ngoy si bi ñu yëkkateendoo nekk benn say du neex a damm mais buñ génnee benn bant par benn ku leen romb damm leen Xombol du dem Xombol amul loo fiy jël looy jël Xombol ban ressource amuñu dara temps yi am nañ fi benn nu mu tudd Awa Thiam jóge na fi Italie am fi benn projet fu ñu ko yóbbu Ngunjaan soo léegi bu ñu dee jël ku ñuy jël doomi Ngunjaan seen oto yi di jaar suñu dëkk bi te fay ñu dara dina indi poussière yi neex na ak lycée Koumba Diagne camions yi di gaare ci dëkk bi amuñu droit de stationnement loolu ban économie la mais ñooy gën a deltu ginnaaw te loolu lan war a bàyyi nañ dindi li ci xol yi jafe na nag mais nan muñ ko yàlla jiital ñu tegandoo yëkkateendoo honnêtement ngi kontaan ci moom par passage di ko nuyu bon
lu baax lay def parce que xale boo xam ne da doon jàng nii tey ñu xool sa morom nga nii kay jël première ñu jox ko ordinateur bu subaa di nga ñafe kooku ndey mën laa fay bàyyi mën laa fay nañ téye fayu yàlla te bàyyi fayu nit boo ko bëggul am nga droit ñi koy waxal lu ñaaw sax nga défendre ko mais ruq yi moo ko xajatu soo àndut ak nit ci politique tu es majeur yaa ngi sa carte d'identité ku la neex ngay ànd mais pour su ma mënoon na ñaan yàlla tey fii boo fi jógee ci géej ngay dox jën yu mag yi di ñëw ñuy napp jën yu amuñu suppame amuñu basante amuñu orange ay niim la ñu am ak gardin ma ki bénte ne ku koy jënd ak i xay kenn xanaa faju ci léegi la tooy jàppee ak xeet yooyu nga faju ci xam naa Adama Ndiaye Diams laata ñuy teg émission bi dañ lay bàyyi nga def sa kàddu bu mujj jëmale ko ci K25 waaye itam jëmale ko ci xombol ak adduna bi nga xam ne ñu ngi lay seetaan lan mooy sa kàddu bu mujj lancé waa leen message le 8 parce que da ngaa war a yéeg te xombol gépp war nañ la seetaan si la di la bàyyi xel également lan mooy sa kàddu bu mujj. waaw maa ngi leen di gërëm yéen K25 vraiment kontaan ci yéen parce que lii sag la du dëgg bu duudu toon yéen xëy na mën naa bañ a feeñ ci image wala may gisi projecteur wala may gisi xam nga ay ñu may filmer ak yooyu mais vraiment ma sant ko yàlla bu baax a baax di nuyu tamit di passage nuwaan di ko gërëm vraiment boo gisee ma def fii émission këram parce que démb la woon soxnaa mi ngi nii Maguette Ngom xam na li may wax boobu xale yi sa judduunu yàgg na lépp ci moom dama daa yónni ci moom barke ma xamee kon tey programmé nañ ko fu nekk fii la ko yàlla dogal du dëgg di wax xombal ne waxuma ñu bokk ndey bokk baay parce que ñi bokk ndey bokk baay nekk na mën na nekk njaboot guy weqante du dëgg xam nga golo dafa ma sono di dem benn xew famille bi yëpp génn ñu jël benn taxi bu yàkkamti bu mel ne Pape Touré ñuy klaxonné di xaar famille bi yëpp génn war a dem ci xew yi mariage bi kenn doo nga def muy sët bi produit bu ne laal na ko ci biir miroir bi mooy seetu bi taxi bi klaxonné bi mu génnee dana ma am nu ma mel mu ne ko ni ma mel rek mooy ñaawaay bi. waaw jërëjëf Adama Ndiaye Diams jërë ngeen jëf mbokk K25 mbokk xombol xam naa nag dañuy daal di tënk émission bi rek sekkoon waxtaan ak Adama Ndiaye Fall Diams nekk artiste bu mag artiste boo xam ni également mi ngi nekk au niveau local di def lu rafet wax dëgg àdduna bépp di ko gis muy loo xam ne itam xeebuñu ko ndax fierté xombol la te ndamu xombol la tey boo gisee K25 ñëw c'est parce que da nga ne artiste boo xam da ngay liggéey di def loo xam ni xëy na révélé gu carrément mais aussi boo ko teeloo rek déglu ko di nga xam ne lii nii produit fin la produit bu mat sëkk la dañ la ciy encouragé di la jaajëfal di jox di daje waa xombol ak suñu mbokk internet yi ba suñu yeneen jëmmu jamono Malick Sarr Gueye moo sekkoon waxtaan ak Adama Ndiaye Diams ci seen émission penc mi ci K25 ànd ak Fallou Thiaw mi ñu doon gunge ci image yi dañ leen di jox dig daje rek ba prochainement incha allah di wax itam Adama Ndiaye Diams soxlawaat nañ leen le 3 avril war nañu sekkat ak yow waxtaan jox nga ñu ay informations yi am solo waaye itam jox ñu jàngale ci ceebu ñebe national comme li ngay wax di fañ ndoxum si teg yooyu xam naa Ibra Diaw wala ku mel ni Ablaye Seck ñoom di leen ci bàyyi xel jërë ngeen jëf mbokk yi